Guy Marius yéen a ngi ci combat bi contre les violences policières yàgg ngeen ko dénoncer y a des cas yi ci gën a récent Pape Abdoulaye Touré Ardo bu démb bi notre confrère de Dakaractu yàgg ngeen xeex loolu fan ngeen ci toll actuellement est-ce qu'il y a des résultats par rapport aux initiatives yi ngeen xam ne jot ngeen ko def dans ce sens-là. bësoog bés Sénégal daf ñuy wan ne ñetti at ci ginnaaw bi ñuy taxawal collectif pour la justice et contre les violences policières yoon la woon dëgg la woon et que nekkinu Sénégal moo ko laajoon ndaxte bu ngeen fàttalikuwee ñetti at ci ginnaaw bi ñuy taxawal collectif bi dafa amoon Elimane Touré bi dee woon commissariat port mu amoon Pape Sarr mi nga xam ne dañ ko rey ci commissariat bu Thiaroye mu amoon Seck Ndiaye mi nga xam ne juróomi policier ñoo ko rey ba mu dee ci këram mu amoon itam Abdoulaye Timéra mi nga xam ne autopolice moo ko mbëkk ci allée du Centenaire waaye boobu ak léegi dafa mel ni violence policière yooyu wala boog ñaawteef yi nga xam ne képp kuy sol ñii di ñenn ci ñiy sol tenue ñu ngi koy def dafay daal di gën a bëri bësoog bés ayi bés ak ayi bés dafa mel ni dafay gën di bëri kon collectif boobu li taxoon ñu taxawal ko dëgg la yoon la li am kay mooy dañoo nekk ci réew moo xam ne Sénégal boo xam ne président Macky Sall ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye bëgguñu sanctionner homme de tenue pour rek ñoom bu ñu defee seen ñaawteef wala suba bu ñu waxee troisième mandat policiers yi bu ñu leen waxee tirer ñu tirer li ñuy ragal mooy bu ñu sanctionner homme de tenue boo waxatee homme de tenue tirer wala homme de tenue chargé wala homme de tenue matelé comme ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye lu mu doon wax homme de tenue yi lànk parce que xam nañ ne bu ñu maatee bu ñu tiiree dinañ leen sanctionner waaye suñu mobilisation suñu taxawaay en tant que collectif may nañu ki nga xam ne moom mooy militaire yooyu nga xam ne ñoo dóoroon ba mu dugg hôpital suñu mbokk Omar Watt militaire français yi suñu mobilisation moo tax ñu àtte ñu daan militaire français yooyu nga xam ne ñoom ñoo ko dóoroon donc ça veut dire que mobilisation am na solo ça veut dire que collectif bi am na solo li am kay mooy ñi nga xam ne ñoom laa doon tudd sànq te ñu rey leen biñ leen di rey collectif bi juddul woon loolu xëy na mooy ñàkk chance su xëy na ñooñu nga xam ne dañoo génn àddina léegi nag démb seen mbokk la suñu mbokk Adja Ndiaye bi nekk ci Dakaractu moom la ñu mujjee dóor ko dóor bu ñaaw avant moom amoon na fi effectivement Ardo Ñing amoon na fi Pape Abdoulaye Touré ak ñoom seen loolu li muy wan rek ne àddina dafa jox dëgg collectif pour la justice et contre les violences policières bu ñu bàyyee benn policier rey benn doomu aadama te waxuñu dëgg bi te sanctionné wuñu ko te yoon deful liggéeyam day mel ni président de la République Macky Sall ak monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye dañoo jox un permis de tuer aux policiers dañoo jox un permis de tuer aux gendarmes dañoo jox un permis de tuer aux militaires saay bu militaire wala policier wala gendarme reyee dóoree yuuxuwee askanu Sénégal benn citoyen sénégalais te sanctionné wuñ ko dafa mel ni président Macky Sall dafay encourager violence policière dafay encourager ñuy rey ay doomu Sénégal ci ay poste de police wala poste de gendarmerie loolu moo yàgg nekk suñu kàddu ñun collectif pour la justice et contre les violences policières l'impunité encourage les violences policières l'impunité fonctionne comme un permis de tuer un permis de violenter verbalement de violenter physiquement loolu nag ñu ngi koy ñaawlu ne kat dañ koy faral di wax askanu Sénégal yuuxu yi force de l'ordre yi di yuuxu citoyen sénégalais yi ñu koy banaliser mooy jur ñuy dóor citoyen sénégalais mooy jur ñu banaliser dóor yooyu nga xam ne policiers yi ñu ngi koy dóor citoyen sénégalais ñu koy banaliser mooy jur ay hommes de tenue di mujjee di rey ay citoyen sénégalais rey yooyu nga xam ne waxuñu ci lu leer yoon deful liggéeyam attewul lenn rek la ñuy def
mooy policier wala gendarme wala militaire bu fi def naka sa dul noonu ñu affecté la fenn ci Sénégal loolu mooy jàngoro bi na law mu ngi mel ni nga jël koo xam ne mu ngi Dakar mu am coronavirus fajoo ko nga yóbbu ko Tamba nga yóbbu ko Ziguinchor nga yóbbu ko Matam wasaare ko tasaare ko ci Sénégal loolu moo tax violence policière yi violence des forces de défense et de sécurité du wàññeeku waaye nag dañuy profité di préciser ñaar benn bi mooy jàppuñu ne jàpp nañ ne ci force de défense et de sécurité yi am na ñu baax am na ay militaires yoo xam ne dañ leen naw dañ leen respecté am na ay policiers ak ay gendarmes yoo xam ne dañ leen naw dañ leen respecté jàpp nañ ne bëri na ay amul yaakaar ci police ci gendarmerie ci douane ci militaire yeeg yooyu waaye nag daf ci am ñoo xam ne ay samba booy lañu yoo xam ne waruñu woon mës a nekk policier waruñu woon mës a nekk gendarme waruñu woon mës a nekk militaire ñooñu noonu la ñu war a ràññee la ñu war a sanctionner la ñu war a seppi ndaxte ñu ngi discréditer l'institution qu'est la police ñu ngi discréditer l'institution bu ñuy woowee gendarmerie ñu ngi discréditer institution bu ñuy woowee armée et que donc ñun saay bu ñu kaasee wala bëgg a marche contre les violences policières préfet tere suñu marche et benn motif bu muy invoqué mooy tentative de discrédit d'une institution de la République. Or police elle-même gendarmerie elle-même militaire plutôt mais armée elle-même en encourageant l'impunité mooy discréditer la police mooy discréditer la gendarmerie mooy discréditer armée te ñun nag mbir mi dañu métti parce que at bu nekk rawatina ci jamono 4 avril ñu naan la xawma mais concept armée nation waaw nga dégg bu amee ay ñaawteef rey yi bu bëree nga dégg kilifa yi ngànk police bi naan wéy askan wi dañu war a jàppale dañoo war a coopérer mais naka lay amee coopération bu fekkee ñoom dañuy yuuxu di ñu gëdd ah boo demee police boo demee commissaire li ñu njëkk a wax loo fii def boo rombee gendarme ci mbedd lu mu lay wax dégage du la wax puusal fii de dégage donc une violence verbale inacceptable une violence verbale scandaleuse buy jur comme je le disais sànq boo xam ne buñ ko traité wul violence verbale yooyu mooy jur violence physique ba ci assassinat. alors xam nañu ne amul benn force de l'ordre bu am droit dóor citoyen wala mu saago ko sans aucune raison wax nga ko sànq njiitu réew mi wala Aly Ngouille Ndiaye dañuy jéem a protéger les militaires yi nga xam ne wala force de l'ordre yi nga xam ne dañuy jéggi yoon lan mooy doon message bi tey pour yenn ci force de l'ordre yi nga xam ne ñoom dañuy faral di violenter population yi am na si ñoo xam ne ay exemple lañ mais ñii nga xam ne dañuy sortir du lot pour violenter population yi lan mooy sa message si ñoom. benn ñaar ba ñett benn bi mooy ñu xam ne ñi ñuy violenter muy taskatu xibaar yi seen liggéey rek la ñuy def wane lu ñu gis ñaareel bi mooy ñi ñuy violenter ñu leen di woowee xëy na activiste wala leneen ak leneen xeex bu ñuy xeex ñoom itam dafa am njeexital ci ñoom bu ñuy xeex dund bu cher bu ñuy xeex courant bu cher bu ñuy xeex ñàkkum kaarange bi ñuy xeex sax ne limu policiers yi dafa tuuti te muy jur liggéey bu gën a bëri ci seen kaw bu ñuy xeex sax ne mission internationale force de défense et de sécurité yi pour nga dem mission internationale d'accord dafay am kumba am ndey ak kumba amul ndey boo amee bras long nga bokk ci mission internationale yi boo amul bras long ndeysaan yow doo mus a dem fenn te ñëpp xam nañ ne mission internationale yi dafa mel ni genre retraite d'accord pour force de défense et de sécurité yi ndaxte foofu ngay amee xaalis bu doy boo xam ne di nga ci tabaxee kër di nga ci jëndee salon ak ñoom seen loolu yëpp buñ koy xeex dafa am tamit njeexital ci ñi nga xam ne ñoom ñooy force de défense et de sécurité yi étudiants yi seen doom lañu étudiants yi seen rakk lañu te mës ngeen nekk étudiant d'accord béykat yi nga xam ne ñoom ngeen di toroxal ca Tóobeen wala feneen ak feneen Mérina Dakhar wala Niaguis mais seen i baay lañu seen i ndey lañu d'accord yéen a bokk kër ñetteel bi mooy foofu laa amee tiitange dama ne bu ñu continuer nii force de défense et de sécurité yi di violenter askanu Sénégal ñaar ministre de l'intérieur ak président de la République di encourager impunité bi en ne sanctionnant pas ñi nga xam ne ñoom ñooy violenter ba di def ay actes de torture damay fàttali ne état du Sénégal dafa signer ay convention internationale contre la torture li ñu def Ardo Gningue torture la li ñu def Pape Sarr sotti ko diluant masque courant mu tàkk ba xëm ba dee hôpital torture la ba tey jii nii jàppuñu aucun criminel jàppuñu sanctionné wuñu benn auteur
li may ragal mooy fi muy mujj mooy askan wi day fajal boppam ñuy mettitlu di naxarlu li nga xam ne moom la ñu def seen collègue Adja Ndiaye di ñaan yàlla wëral cëram bu yàgg ci nu mu gën a gaawee askan wi day fajal boppam te askan wi bu commencé fajal boppam ragal naa ne li amoon ca jamono 23 juin yi moo nar a amaat yaa ngi di fàttaliku Fodé Ndiaye muy policier bi nga xam ne Koungheul la judd ci événement 23 juin yi la ko ñenn sànni ay briques ba mu dee. environnement d'impunité bi environnement bi nga xam ne day mel ni boo jotewee ak homme de tenue li ñu lay wax mooy du mujj fenn li mu nar a jur mooy askan wi fajal boppam te askan wi bu naree fajal boppam dina jur musiba. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.